La revue des titres, c'est l'affaire de Souleymane Ndao. C'est parti. Merci beaucoup Oumou Khayri dañu koy dooree Mamour ak li nga xamante moo soxal 2 minutes pour lire l'essentiel yëglekaay bi nag dafa daal di fësal ci xëtam bu njëkk nag ki fi nekkoon njiitu réew di président Macky Sall ci xemmemteefum ngir toogu nag ci li nga xamante moo di siège bu Nations Unies naam nekk loo xamante nag moom moo ko daal di bëgg waaye jàpp ni nag bu dee nag Afrique ci boppam moom la ñu joxoñ ne ko yow donc du def lu dul daal di nag tënku ca la nga xamante ni moo nekk seen bëgg-bëgg mu doon nag ay kàddu yoo xamante ni mu ngi ko doon fesal gannaaw waxtaan bu am solo boo xamante nag doon na ko sekk ak benn taskatu xibaar leneen loo xamante ni ëttu bi di 2 minutes pour l'essentiel nag moo ngi ñu koy xibaar itamit mooy li soxal la nga xamante ni moo xew ca Kër Massar ak kii di Bilal Diatta daanaka repoussé bu mu repoussé yenn ci ay taskatu xibaar yi baax nañ sax am na kenn koo xamante ni gaañu na ci mu doon loo xamante ni nag kuréel yi yëngu ci wàllum tasum xibaar ñu ngi koy ñaawal ba fa ñaawlu yam tey sàkku ci moom mu daal di jéggulu nag ci kanamu penc mi foofee ca Mali itamit li nga xamante ni daal dinay soxla wàllub billet yi muy mel ni daal mu ngi fay gën a wulee ñaay moo waral nag RABCAO daanaka ñu ngi ciy artu bu baax a baax lu ñu mel nag moo gën a fës ci yëglekaay bi nga xamante ni moo di 2 minutes pour l'essentiel gannaaw 2 minutes nag ñu daal di jàll ci li nga xamante ni moo soxal Vox Populi nag ci xëtam bu njëkk mu ngi ñuy xamal li soxal lii di fièvre de la vallée du Vif te feeñ foofee nga xamante ni moo di ci réew plutôt ca région pour Saint-Louis ñu ne nag juróom-ñaar nit ñoo ci daal di ñàkk gum seenu bakken lu toll ci 21 daanaka ci ay cas gis nañu ko fa moo waral nag jëriñ bi nga xamante ni moom la ñu dénk wàllu paj gi fii ci réew Sénégal amal fa ab tukki ne mekku ci ab ndaje boo xamante ni doon nañu waxtaane xool ana yan pexe la ñu war a tëral ngir mën a xeex feebar boobee ma ngay sàkk itamit ci askan bi bu baax a baax ci lépp loo xamante ni jëm na seen wàllu matukaay ñu daal di koy jël ca boobee jamono ci wàllu paj gi ba léegi ànd gësam day mel nag moo ngay waaja nag daanaka jëlaat ay ngànnaayam ngir fas yéene nag wàcc ci kaw tali bi xeex li nga xamante ni moo soxal ay revendication jëm ci ay xaatim yoo xamante ni amaana sife woon nañ ko ak gouvernement bi ba fu mu toll nag njaw daf cee dese new xam bin moo waral nag ñuy fàttaliwaat bu baax baax gouvernement bi loolee nga xamante ni siife woon nañu ko mbirum Madiambal Diagne itamit tuyelikaay bi di Vox Populi daanaka dikkaan na ci bu baax a baax ci mandat d'arrêt international boobee nga xamante ne moom lañ ko daal di décerner la mu mën a jur ak lañ cay xaar di lépp loolee nag tuyelikaay bi nga xamante ni moom moo di Vox Populi daanaka dikkaat na ci nu mu gën a yaatoo gannaaw Vox Populi ñu jàll ci ëttu yéelikaay bi di l'observateur itamit dafa daal di dikkaat ci li soxal mbirum Madiambal Diagne gannaaw bu ñu ko cité ci rapport bu CENTIF waaye nag jabaram ay doomam ki nga xamante ni jàpp nañ itamit ne sëriñam la tey bu ñeentee mu mel ni ñooñi tey jële la ñu fas yéene nag yiy yàbbi ci seen i mbir ñu xool ñoom ana fan la waa nekk di mujjee ki gëtëm leneen loo xamante ni ëttu yéelikaay bi tamit dikkaat na ci bu baax a baax moo di marche pacifique bi nga xamante ni askanu Louga daanaka amal nañ ko ni ki démb ci dibéer gi ñiy jàppal ki nga xamante moo di Moustapha Diop gannaaw ba ñu ko téye fi nga xamante moo di ca Nungu Sine doon ko toppee lu weesu juróom-ñetti téeméeri millions ba mujjee ci fukki millions ak ñaar ñi nga xamante ñoo koy jàppal tànk nag jàpp ne téye booba ñu ko téye jubul jekkul te jaaduwul te laaj ni itamit fu mu toll ni tembe ñu daal di koy teggi loxo ngir mu mën a wéyal ay activité waaye tamit dellu ci ay njabootam li soxal itamit ci Mansour Faye lañ ko doon toppee ba mujjee koo bàyyi loolu itamit nekk na loo xamante ni yéenekaay bi di l'Observateur dikkaan itamit ci li soxal Bilal Diatta ak kawteef bi nga xamante def na ko ni ki démb ci Kër Massar jëmale ko nag ci wàllum taskatum xibaar loolu moo gën a fës ci yéenekaay bi nga xamante moo di l'Observateur gannaaw L'Obs nag ñu jàll ci le quotidien dafa dikkaat ba léegi ci li soxal mbirum Madiambal Diagne ak la nu koy toppee waaye tamit génn bi nga xamante ni génn na ko waaye te li nga xamante ni moom la ñuy nar ci ay tànkam yëglekaay bi nag jàpp ni daal li jëm ci wàllum politique day mel ni moom Madiambal Diagne daal dañ ko bëgg daal di faagaagal waaye it tamit moom Madiambal Diagne kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko nee na laata nag ñuy jëmali di mandat d'arrêt international bi bu neexee yàlla dina ñëw si fii ci réew Sénégal daal di nag tontu li nga xamante ni ci lañ ko daal di tuumaal ca boobee jamono mu mel ni këram bu nekk fii ci Djily Mbaye nag dañ ko daal di saccagé jël fa ay mbir yoo xamante ni amaana ay mbiru boppam la leneen loo xamante ni yëglekaay bi di Le Quotidien dikkaat na ci bu baax a baax mooy li soxal feebar boobee am ca Saint-Louis nit ñi ñàkk seenu bakken waaye tamit matukaay yi nga xamante ni jóorum ñu dénk wàllu paj gi jël na ko ak li nga xamante ni soxal na wàllu compétition africaine de club mu mel ni Jaraaf ak Guédiawaye FC wala sax Jaraaf ñoom ci boppam ñi nga xamante ñoo waroon teew ca jongante boobee la ñu nemmee ko nag mooy seen dugg mu njëkk daanaka dañ cee daal di lajj loolee moo waral nag ñu daal di leen ni éliminer gannaaw Le Quotidien ñu jàll ci laas itamit dafa fësal nataal bu njëkk ci ki nga xamante ni moo di président Macky Sall
ci waxtaan bu am solo boobee nga xamante ni doon na ko waxtaan ak benn taskatu xibaar dikkaat nag ci notation yi dikkaat ci dette yi waaye tamit ci toogu bi nga xamante ni moo soxal lii di Nations Unies la nga xamante ni moo ciy gis-gisam ak la nga xamante ni itamit moo ci xemmemteefam ca boobee jamono nag tuyelikaay bi dikkaat ba léegi ci marche bu am solo bi nga xamante ni askanu Louga nag doon nañ ko def ngir jàppal tànk ki nga xamante ni moo di Moustapha Diop te ñu téye ndi ko fi nga xamante ni moo di ca Nungu Sine leneen loo xamante ni ëttu yëlekaay bi nag dikkaat na ci moo li jëm ci charge fiscale refinancement beeg ak interopérabilité enfin j'y arrive donc ci loolu la doon wax voilà donc nga xamante ni ay jafe-jafe rek nag la ñuy daal di jànkoteel fu mu toll nii tembe loolu ne nag la ëttu yëlekaay bi di laas nag daal di fësal ci xëtam bu njëkk gannaaw laas ñu jàll ci li nga xamante ni moo soxal la tribune bu Bougane Gueye Dany itamit dafa dikkaat ci président Macky Sall ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ni doon na ko waxtaan ak taskati xibaar ba mais également li jëm ci reddition des comptes bi nga xamante ni gis nañu ne fu mu toll ni tembe demee ne gouvernement bi nag ci loolee la daal di sukkandiku ngir bëgg nag daanaka faagaagal yenn ci ay jëwriñ yoo xamante amaana ñoo ngi leen di woo di leen laaj te laalewuñu dara ci li nga xamante ni moo daal di soxal lii di rapport ba loolee nag le président bi woon di Macky Sall nag daal di xamle leneen loo xamante ni ëttu yëlekaay bi di la tribune daal dina koy xamle itamit mooy li soxal mandat d'arrêt international bu ñu daal di décerné ki nga xamante ni moom moo di Madiambal Diagne waaye itamit am kenn ki nga xamante moo di Ibrahima Diop ni ko président bu mouvement Jàmmi Sénégal jàpp ne nag li nga xamante ni noonu ne la ñu yaakaare ni mandat d'arrêt international boobu dina am njeexital ci kii di Madiambal Diagne du demee nu ni mel looloo tax nag Madiambal Diagne xam na bu baax a baax fa muy teg tànkam ak li nga xamante ni noonu nag la daal di doxalee li soxal lii di fièvre de la vallée du Rif ak daanaka tànk yi nga xamante ni moo ko fas yéene am ci Saint-Louis ay doomu aadama ñàkk seen bakkan ñeneen itamit am ci ay cas loolee nag nekk na loo xamante ni ëttu yëlekaay bi di Tribune dikkaan na ci bu baax a baax dikkaan itamit ci doxalinu maire bi nga xamante ni moom moo di Bilal Diatta gannaaw la tribune ñu jàll ci libération nag dafa daal di xëy ci ab kawteef boo xamante ni daanaka dafa soxal poste Burkina Assigne Money Express ñoom nag daanaka day mel ni moom moomee yóbbu nañ ko ci kanamu tribunal de commerce bu Dakar la leen daal di boole nag toll na ci juróom-ñaari milliards ba toftal téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñett ci ay millions li nga xamante ni nag moo daal di koy sabab bokk na ci daal ñàkk sartonte ak convention boo xamante ni ñaari parti yi siifee nañ ko ci fukki fan ak benn ci weeru mai atum 2005 bu weesoo loolu itamit am na yeneen ci ay ponk yoo xamante ni dafa daal di laali ak mbir moomee beneen mbir a ngi ni itamit nekk loo xamante ni lu doy waar la te ëttu yëlekaay bi di libération di ñu ko daal di xibaar mooy li soxal ki nga xamante ni moom moo di Bocar Samba Dièye nag ñu ne daal soo moyul moom dinañ ko daal di expulsé ci immeuble yi nga xamante ni moo ko daal di moomal boppam leneen loo xamante ni ëttu yëlekaay bi daal di koy xibaar itamit mooy li jëm ci enquête nationale de l'ANSD jëm ci wàllu emploi bi muy mel ne nag Sénégal daanaka def na ay jéego nee na ndax li nga xamante moo jëm ci wàllu woowee daanaka nag wàññeeku na ba 2,6 points loolu moo gën a fës ci ëttu yëlekaay bi nga xamante ni moom moo di libération gannaaw libération nag ñu jàll ci yor tamit dikkaat ci Madiambal Diagne ci li nga xamante ni moom moo soxal da génn gi mu génn réew Sénégal naam aaye woon nañ ko waaye itamit lu tax mu génn ak fan la jaar ak kaka jàppale loolu yëpp nekk na ay ponk yoo xamante ni ëttu yëlekaay bi di yor umu daanaka dikkaat na ci bu baax a baax leneen la mu daal di dikkaat itamit mooy li jëm ci déguerpissement bi nga xamante ni ñu ngi ko doon amal ni ki démb foofee ci rond point Kër Massar ak coow yi nga xamante ni nag judd na ci diggante ki nga xam moo di jiital bokk moomeel bi di Bilal Diatta ak yenn ci ay taskatu xibaar leneen loo xamante ni ëttu yëlekaay bi itamit dikkaat na ci bu baax a baax mooy li soxal modernisation du CROUS kii di Serigne Emlo moom nag daal jàpp ne daal la nga xamante ni moom moo koy xaar foofee jëm ci wàllu digitalisation ak yeneen xeet yoo xamante ni dana mën a tax nag njàng bi ñoom te jàpp ne ci bërëb boobee nag daanaka loolee la daal doon gën a daal di fësal gannaaw yor ñu jàll ci le soleil donc le soleil waaw voilà donc le soleil moom nag dafa dikkaat amu ba léegi ci vigilance bi nga xamante ni nag ñu ngi koy sàkku ci askanu Sénégal rawatina nag askan wi nga xamante ni ñoo yeewoo foofee ca Saint-Louis gannaaw nag bi ñu nemmeekoo ni ab feebar boo xamante ni ñu ko dippee la fièvre de la vallée du Rif daal di fay fës lu toll ci juróom-ñaar nit ñàkk ci seen bakken waaye tamit ñaar fukk ak ñeent ci ay cas
ñu gis leen fa nag juróomi di sàkku daal ñu gën ko daal di bàyyi xel xam nga ne umu ni ki démb nag lañ doon dar képp lépp lu jëm ci activité soxla wàllub kankurang bi mu doon nag daanaka fête boo xamante ni bu ama am solo la loole nag démb lañ ko doon dar képp ci dëkk boobee nga xamante ni nag moom moo di rek lii di Mbour ak yeneen ci ay gox fii ci réew Sénégal li jëm ci wàllum diaspora monde bi tamit muy mel ni gouvernement bi ñoo ngi gën a def ay jéego ngir gën a xamle ak askan bi la muy tekki waaye itamit yan njeexital yu am solo nga xamante ni moom la war a am ci suñu koom-koomu réew. Gannaaw Le Soleil ñu jàll ci Sud Quotidien itamit daal dina ko dikk na ci lu jëm ci wàllub multilatéralisme médian dans une CEDEAO fragmentée, redéfinition de la politique étrangère nationale mu mel nag yii nekk na ay mbir yoo xamante ni yitteel na lool kii di Cheikh Niang daanaka ci loolee la fas yéene nag daal di xar tànku tubayam ca boobee jamono nag Macky Sall nag daal dinay dikkaat un peu ci li nga xamante ni moo soxal candidature am ci lii di siège bu Nations Unies li jëm ci mbirum Bilal Diatta itamit nekk na loo xamante ni kuréel yi ëmb wàllum tasum xibaar fii ci réew Sénégal ñu ngi koy ñaawlu ba fu ñaawlu yam gannaaw Sud Quotidien ñu jàll ci les échos itamit dafa daal di dikkaat bu baax a baax ci li nga xamante ni moom la askanu Louga daal di def nag ngir sàkku nag ki nga xamante moo di Moustapha Diop ñu daal di koy teggi loxo leneen loo xam itamit nag dikkaat nañ ci mooy li nga xamante ni moom lañ ko doon toppee toll ci 930 millions ba ñu mujjee ci fukki millions ak ñaar ñu jàpp nag loolee jubul jekku te jaadu te faw ñu daal di koy teggi loxo dikkaat na aussi moom Le Quotidien ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ni njiitu réew moo woon di président Macky Sall waxtaan na ko ak benn taskatu xibaar leneen loo xamante ni yéelekaay bi nag ab laajte ci daal di samp moo di ndax kii di maître Abdoulaye Tall mën na défendre kii di Wally Seck ndax mën nga nekk avocat ba nekk député loolu nag nekk ay mbir yoo xamante ni moom les échos dikkaat na ci bu baax a baax Walf Quotidien nag mu daal di fësal xëtam bu njëkk moom moo di Khalifa Sall gannaaw bu mu daanaka seqee yóbbal ak yenn ci ay nit ñoo xamante ni àndoon na ak ñoom ci wàllu politique muy mel daal Khalifa Sall fu mu toll di jëlee moo ngi ci ab guddi gu bës setagul loolee nag la ëtuyelekaay bi nga xamante ni moom moo di Walf daal di dikkaat itamit ci li soxal Macky Sall en campagne jëm ci li nga xamante ni moo di siège bu Nations Unies mi mel nag soxna Oumou lii moo gën a fës ci li nga xamante ni moom la yëglekaay daal di xëy ni ko tey jëlee. jërëjëf Souleymane ci li nga xamante ne moom la yëglekaay yi xëyee ñu daal di jàll très rapidement ci li nga xamante ne moo di actu commenté en dessous ak Ben Makhtar Diop fièvre de la vallée du Rift boobu nga tudd sànq daañu ci dikk li nga xamante ne moo soxal Nations Unies ak njiitu réew mi fi nekkoon di Macky Sall daañu ci ñëw waaye lu jiitu loolu Ben Makhtar ñu daal di taxaw rek ci li nga xamante ne ni moo soxal affaire Madiambal Diagne gis nañu li nga xamante ne mooy sanction yi jip gannaaw bi nga xamee ni génn na fi gis nañu itam li nga xamante ne moo di mandat d'arrêt international est-ce que mën nañoo wax ne mbir mi ngi commencé jël ay proportions yu inquiétantes donte Madiambal xamle na ne sax moom dana présenté wu avant exécution wu mandat d'arrêt international boobee. Moi je trouve que les policiers qui ont été relevés de leur poste. Parce que jusqu'à preuve du contraire, Madiambal bi mu ñëwee ba AIBD wax nañ que amoo droit yéeg ci avion pour génn réew. Donc foofu le commissaire de l'aéroport et ses hommes bu fekkee sax dañu jot ordre bi ci instant boobu noonu ils l'ont exécuté. Qui n'est à la division des investigations criminelles. Je me demande pourquoi et en quoi est-il mêlé. On a la police des frontières. Mais ñooñu Madiambal moom wax na clairement que ni il est sorti par la Gambie. Mais police des frontières, pourquoi on ne relève pas celui qui est là-bas? Maintenant, je peux comprendre le ministre. Il a voulu marquer le coup. Il le fait, mais quelque part il faut éviter de frustrer la troupe. Surtout loolu parce que am na yoo xam ni dafay nekk tâche si CV wu ak cursusu ki nga xam ne yow moom nga sanctionné surtout que kenn ki dañ ko jël delloowaat que direction générale de la police muy xëy au niveau du ministère de l'intérieur. Mais encore une fois je dis toujours que nos officiers sont bien formés dañuy nangu homme politique bi ñu ñëw teg ko seen kaw bu leen tegee yenn sanctions yi ñu ne c'est pas grave la vie continue
parce que cette formation moo leen may loolu bu doon dans d'autres pays ils seraient rebellés maintenant le cas Madiambal da ngay si dégg lu nekk mais man umu dama gëm ne Madiambal n'est pas n'importe qui man je ne connais pas Madiambal homme d'affaires bu dee Madiambal homme d'affaires la du ma wax si moom parce que xaw ma lu muy liggéey xaw ma lu muy def xaw ma ku mu ko seqal mais wóor na ma ni ci jaar-jaaram du saraxe boppam am na benn sortie bu mu def mu ni bés bu ñu ma jàppee ci lu dul yoon ma fanaan Rebeuss bu ñu yeewoo le lendemain on saura que ni on n'a pas affaire à n'importe qui je suis li ma wóor mooy ni il prendra toutes les dispositions pour s'assurer une excellente défense xam na ni yoon di doxee xam na ni homme politique yi di doxee problème bi mooy Madiambal a un problème personnel avec le Premier ministre il a un problème personnel avec Maître Bamba Cissé te nag politiquement ces gens-là duñ ko may dara moom tamit politiquement du leen may dara parce qu'ils ne sont pas du même bord l'affaire Adji Sarr neexu leen livre bi mu si bind booy di xool dernièrement il y a un ministre qui est parti à l'AIBD mais bi mu gisee livre bi si rayon yi daf ko dénoncé la minute d'après ñu retirer le livre ci vente bi ça veut dire que li mu bind ci affaire Adji Sarr neexu leen gëm naa ni nag il a des infos parce qu'il est sourcé. Et des infos de taille. xam nga un très bon journaliste boo ko joxee benn dossier bu si xamee 10 day wax 3 yi. 27 yi la xaar bés boo ko poussé ba si mur bi mu génne lépp teg. Et Madiambal a décidé de ne pas créer des problèmes à ses confrères sénégalais dem bi mu dem xam na ni le gouvernement du Sénégal ne peut rien contre la presse étrangère 45 jours voire 2 mois yi muy def à l'étranger il prendra tous les contacts qu'il faut tant au niveau des avocats tant au niveau de la presse étrangère pour leur dire lii mooy li ma yore téye leen ñu xaar maintenant il va rentrer au Sénégal man loolu moom j'en suis sûr li si des li Ivoiriens yi di wax quand les éléphants se battent les fourmis doivent se mettre à côté pour bañ ñu dëggaate leen lii du xeexu bandi de xeexu milliardaire bataille de pouvoir. Oui, Souley, vas-y. Allez-y. Alors comme ni nga ko waxee sànq donc la plupart des gens tey ñoo ngi naan li ñu koy toppee wala li ñu koy poursuivre affaire je ne sais pas plus de 4 milliards la te on dit que mbirum 1 milliard kese la tey am na ci ñoo xamante ni jàppal nañ ko dans suite à l'affaire Adji Sarr est-ce que tey loolu bu continuer duñu jàpp ne peut-être au lieu reddition des comptes mais vengeance lay gën a nduru que li nga xam ne moom mooy reddition des comptes. Souleymane affaire bi 4 milliards la 21 milliards la ñi xam Madiambal di waxtaan ak ay avocats am j'en cite juste que un Maître El Hadji Diouf boo ko si interpellé def naa la Madiambal a fait un travail dem wuti ay partenaires ñu ñëw dugal xaalis ci biir réew mi mais liggéey boobu mu daf si am wàll boobu lañ ko fay valeur 1 milliard et ça c'est l'avocat qui parle maintenant lii leer ba leer mooy ni mënuñu wax ni mbirum vengeance amu si fondamentalement loolu foog mu génn si mais autant dans l'affaire Lat Diop autant dans l'affaire Madiambal mbir mi du ñoom rek pourquoi ñu dem viser kii te fekk ni que ni le principal mi ngi fi te kenn jëliwul le principal c'est que neexul quoi mais man quand je vois le dossier Mansour Faye je me dis mais Mansour Faye les contestations sérieuses yu ñu wax on aurait dû les avoir avant que Mansour Faye dugg kaso. Est-ce que donc Macky Sall amul raison par rapport ak li nga xam moom la doon wax léegi. gis nga Souleymane man képp kuy def courtage si réew mi képp ku nekk apporteur d'affaires si réew mi demalul beneen réew boo ko yóbbu
bu ko defee Sénégal. parce que ça veut dire que Samba mii commerçant la. tey yenn saa yi mu dal ci benn coup mën na gis commerçant boo xam ni. Dubaï la nekk bëgg fi dugal benn affaire mu ni que mën naa la booleeg ay grossistes yuy jël affaire bi mais bu ma la booleeg ñoom ba sa produit ñëw commencé di dox man nag ma siy fay 10 millions. très bien. compte Samba musul am 10 millions. jour bu fa 10 millions bi duggee banque bi mën na envoyé seen tif ni leen Samba kat ay 200 000 300 000 la doon dugal. mais tey 10 millions la dugal. ñu dem jëli Samba moo tax ma ni c'est un dossier pour man bu Madiambal très simple. bu ñu dindee mbirum nit bi. nañu bàyyi Madiambal mu ñëw faire face à la justice. défendre boppam. il n'y a aucun journaliste au Sénégal qui peut défendre Madiambal mieux que lui-même. très bien mbokki xarit yi yéen a ngi seetaan seen matinal salaam ma fàttali leen ni ma ko waxee sànq tey suñu gan moo di Samba Mbaye di président par intérim bu mouvement des commerçants du quai ba Thiaroye ak moom daañu waxtaan ci li nga xamante ne moo soxal location cantine yooyu nga xamante ne ñoom ñu ngi koy ñaawlu benn maxtaar ñu jàll ci ñaareelu point bi mu di Nations Unies ak Macky Sall mi nga xamante ne ñu ngi laam-laamee ndax dana doon candidat am déet est-ce qu'il a les chances d'être président secrétaire général des Nations Unies je veux dire. xam nga dama laa woon di wax avant que ni Macky Sall. musul jóg dem ci élection boo xam ne wóor na ko du ko gagné. il a des chances de. Macky heure buy dugg ci benn élection daf koy wóor ni lii. yëpp yemb na day ñëw rek opération jël lay def. maintenant on ne l'écoute pas. interview mi ñu bari dañ si wax mais duñ ko déglu. mais boo ñëwee ci parti boobu dafa ni c'est vrai que depuis quelque temps des personnes et des organisations ñi ngi ciy wax. léegi nag bu ma xoolee sama parcours man Macky Sall ma jógee au niveau local dem au niveau régional jàll au niveau global au niveau national et au niveau global donc 4 strates mi noonu ma teg sama profil permettre na ma tey ma mën a remplacer Guterres mais yombewul noonu il faut que les pays du Conseil de sécurité particulièrement les pays permanents du Conseil bëgg ko il faut que Afrique bëgg ko il faut que sama réew le Sénégal bëgg ko il faut que OCI bi ma bokk en tant que musulman ñu bëgg ko parce que Nations Unies dafa soxla réforme Nations Unies dafa nekk ci situation bu doy waar 25% de son budget États-Unis moo koy supporter et je comprends l'administration américaine donc foog ñu dem wutiwaat yeneen fonds pour mën a wàcce tuuti alléger les États-Unis dañu nekk ci ay crise ci yu laal multilatéralisme mais le monde a fondamentalement besoin de l'Organisation des Nations Unies crise bu terrorisme problème mu Libye problème mu Soudan le Mali la guerre en Ukraine yooyu yëpp bu ñu ko jëlee Israël yooyu yëpp bu ñu ko boolee franchement Nations Unies tey soxla na pour lëkkale réew yi gëm naa ne nag man mën naa wax ak ñooñu ñëpp mais na fekk ni ñi nga xam ne que ni ñoom ñoo téye mbir mi ñoom ñu bëgg ko je ne suis pas candidat je n'ai pas déclaré ma candidature mais je ne l'écarte pas ça veut dire quoi bañul mi ngi togg mbir mi ba pare bëgg na gars yi ñëw ni ka Macky kaay jël. mais ça c'est Macky Sall benn waxtaan parce que boo fàttalikoo même élection présidentielle lii la waxoon candidat mu ne du ma ne oui du ma ne non. man li ma njëkk titre démb. li ma njëkk bind mooy Macky toujours dans son ni oui ni non. oui ba mu yàgg ma changé ko def Macky dans le clair obscur. après man il faut pas que moi je sois obscur. parce que Macky doful. xam na bu baax fu mu jëm jéego yi muy teg yépp. xam nga au moins il a aujourd'hui benn chance boo demee ba ñu naan la mën nga nekk candidat war nga nekk candidat ça veut dire que tu es bien positionné. oui bu ñu fàtte ni Trump le connaît bien. bu ko gisee il passe par son nom. relation bi Trump am ak moom amu ko ak Bassirou Diomaye Faye. relation bi Poutine am ak moom amu ko ak les présidents en exercice sur le continent donc nit la boo xam ni xam na fu mu jëm. il c'est un ingénieur il y va de façon très méthodique yàkkamte wu si dara dina ko togg ba mu mët mais te nag nit da ngay viser les étoiles boo ko amulee yow nga am ciel bi même s'il n'est pas secrétaire général des Nations Unies
Macky peut devenir sous-secrétaire général demain te c'est un homme boo xam ni loo ko defal mu delloo la parce que fu mën a xeex. d'accord mais gëm naa ni wàccam fii Sénégal bés buy am dina am un passeport diplomatique international onusien boo xam ne que ni buy wàcc Sénégal le président mooy dem jëli ko. ñu avancé tuuti waxtu bi ci loolu gën a dem peut-être dina yomb ak relation heurtée bi nga xam ne am na ko avec les dirigeants actuels ndax nee nga aussi tamit pour loolu jàll faw aussi tamit réew bëgg ko est-ce que tey ak relation bi nga xam ne am na ko ak ñi fi toog peut-être du engendrer wala du kii enfreindre un peu li nga xamante ni moom la bëgg moom mooy siéger ci Nations Unies. Macky bu mu ñu nax. yaakaar naa ne Ousmane Sonko yeewu nañu yeewu boo xam ne du leen nax. parce que bu ne je ne suis pas candidat même si je ne l'écarte pas. mais tout de suite boo nekkee politicien fii ñu jëm 2029 da nga naan ndax yàlla waa ji bokkul sax. parce que xam na ni ñii ñu ngi ci ay tànkam bëgg nañu tëggaat constitution ba mu bañ war a bañ a bokk. mais bu ne maa ngi jëm Nations Unies wala c'est possible gars yi dañ naan nañ ko kii moom. buñ ko sóor nañ continuer. mais bu Nations Unies bi baaxulee dara empêché woo ko mu dem soit pour 2029 nekk candidat. parce que il a toujours son parti. il a toujours son appareil politique. loolu muy beneen bi bu ñu fàtte ne Abdoulaye Wade quand il est arrivé au pouvoir Jacques Chirac dafa yeewu benn jour booy lire les confidences de Diouf Jacques Chirac dafa yeewu benn jour woo Abdoulaye Wade ni ko mais dama bëgg Abdou Diouf parce qu'on a des problèmes si francophonie dañu bëgg Abdou nekk le candidat. Abdoulaye Wade maire ni ko non je ne suis pas le sergent recruteur de Diouf. sa candidature sama nekk pas question Chirac ni ko d'accord Abdoulaye raccroché ñu teg ci 3 jours am yu ñuy dox ci suuf Abdoulaye Wade woo Chirac ni ko mais c'est vrai hein, le monde a besoin de lui on a besoin d'un homme de consensus et Abdou il fait ce consensus là donc on propose sa candidature tey si Macron parce que am na yoo xam ne bu ñu koy wax ñun duñ ko fekkee si Macron dit à Bassirou Diomaye Faye le président Trump le président Poutine wax nañoo ak man te dañu bëgg Union européenne OCI dañu bëgg Macky Sall nekk candidat aux Nations Unies mais pour commencer il faut que ce soit porté par le Sénégal gëm nga ne foofu Bassirou Diomaye Faye ko non non am na foo xam ne bu ñu fa eggee beneen coow la ñuy dugg te nag nañuy di fàttaliku toujours ni Bassirou Diomaye Faye ak Macky Sall am na fu ñu bokki n'oublions jamais que ki ñu tuddee Bassirou Diomaye Faye ak Macky Sall dafa am lu leen lié ci àdduna bu ñu fàtte mukk ni Bassirou Diomaye Faye ak Macky Sall tëju nañu ci néeg def seen passation waxtaan te mosoo dégg Bassirou Diomaye Faye wax très bien bi mu fi nekkee président ba léegi benn yoon la mos a wax ci Macky Sall xam naa ne am na yu muy def ci suuf la muy def ci suuf lu baax la wala lu bon la est-ce que c'est contre son pays je ne pense pas que Macky soit à même de porter certains coups négatifs contre le Sénégal. Très bien. Man gëm naa ne bu ñu eggee ci cappaandaw ga le Sénégal peut bien porter la candidature de Macky Sall. ñu ñëw rapidement ci li nga xamante ne ni Ben Makhtar moo lëmbee sa gox mu di Ndar ak feebar bi nga xamante ne moom la ñuy wax fièvre de la vallée du Rift daal di def nag lu toll ci 7 morts déjà mu mel ne mi ngi commencer hanter le sommeil des Saint-Louisiens rapidement. Rapidement sama mbokk Ndar yi. dañu féex. dañuy néewal. mais lii c'est une maladie hyper sérieuse. Oui. Le gouverneur Alassane Fall dafa def CRD wax ci rajo yi ak télé yi nekk Ndar nii na ñëpp jël seen matukaay xale bu génn bu dellu seen a raxas loxoom ak saabu na ñi jënd ay masque takk mais gars yi defuñu ko parce que c'est une réalité qui est là. Oui. te dañu dend ak un pays frontalier dem bi dëkk bi di am c'est parce que 7 morts yi dafa nekk alerte mais njëkkoon na am 4 morts maintenant nag na nit ñi jël seen ay matukaay. Oui. bu dul loolu dafay nekk loo xam ne day law. et dans une semaine école day ubbi kon ce virus là va voyager. Il faut aussi que ni au niveau national que le ministre Ibrahima Sy lance l'alerte comme ni ñu ko defoon ci Covid bi pour que ñëpp mën a jël seen ay matukaay ñun fii à Dakar il faut qu'on soit prévenant
quitte à ce que je suis désolé de le dire comme ça mais que waa Saint-Louis ñu nan la ñu ko tuddee woon ci Covid bi ñu conviné leen foofu. xam naa ne loolu dinaa si soxla réaction Samba moom mi nga xamante ne commerçant la xam nga commerçant yi ñoom daanaka du ñu toog tey ñu ngi Dakar suba ñu ngi Ndar gannaaw suba ñu ngi Mbour dinaa si soxla sa xalaat ci lu ni mel feebar bu ni mel tàmbali na faat ay bakkan mën nga jàllale également un tout petit message jagleel ko sa mbokku commerçant yi. waaw sa mbokk commerçant yi moom li ma leen wax mooy comme feebar bi gis nañu commencé na am ay fee yoo xamante ni mu ngi koy def. te mënul ñàkk tamit ni kilifa yi ñu ngi si ardu di si wax ak nit ñi lan la ñu mën a def mooy à chaque fois bërëb ba ñuy nekk ak bërëb ba nga xamante ni li nga xamante ni moom la ñuy utiliser ñu siy gën a farlu. di si gën a góorgóorlu pour buñ koy jox doomu aadama yi wala buñ fa jaaree ba di fa jógee ñu xool nu mu setee daal. waaw. Très bien jërëjëf Samba Mbaye ma fàttali ni mooy président par intérim du mouvement des commerçants du quai de Thiaroye léegi dañu daal di ànd ak yéen ci li nga xamante ne moo di la page de pub observez une petite pause c'est parti.